yi ñuy seetaan mbokk yi ñuy déglu à travers seneweb.com seen xarit seen àndandoo seen frère Ndiga Mass moo leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci seen tur ak seen sant di leen balu àq ci weeru koor gi ñu génn di leen ñaanal jàmm sutura wér-gu-yaram ak lépp lu ngeen di yuutu yàlla may leen ko te di leen sàmm. tey nag dama andi benn épisode bu spécial yàgg naa leen ko wax damay bette man damay jékki-jékki rek tëll foo xam ne nit ñi duñ ma fa xaaree. Afromédia moo di média boo xamante ni moo nekk au service de la diaspora ñu nekk fii biir Paris fu ñu woowee rue Pajol ci esplanade Nathalie Sarraute fi nga xamante ni ay immigrés clandestins yu bàyyoo ko seen dëkk ñoo fi ñëw amuñu fu ñu dal amuñu fu ñu dëkk ñu ngi ci situation boo xamante ni maanaam doy na waar tey da ngeen di gis ay images yu inédits ay images yu doy waar yoo xamante ni nit ki bëri duñ ko xalaat ni loolu am na fii ci Europe looloo fi am nag Afromédia day dugg ci biir dëkk bi di leen won ay images yoo xamante ni daaw leen ko foogee ci seneweb.com léegi ñu daan waxtaan ak immigré yi nekk fii ci esplanade Nathalie Sarraute dañuy dem ndànk rek waxtaan ak ñoom xool leen li leen fi andi ak ci ban situation lañ fi nekk. ni ci exclusivité sur seneweb.com. Bonjour. Personne. Nobody speak English. tey ma dee nee nañu arabe la ñuy làkk. waaw léegi comment je vais faire? Who tell me that he can speak English here? He left? Okay, sorry. I will come back and we'll speak with him. Gis nga ñu ngi doxantu ci biir wi bi dem gisanteeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mbedd bi parfois nag dafa day xaw a compliqué parce que seen situation dafa délicat donc dañuy ndaxante ak ñoom rek ku ci nekk ma am sa point de vue. ci seen situation maa ngi ak sama benn pas boo xamante ni moom tam dafa bokk ci ñi vague immigration yi nga xamante ni dañuy ñëw fii léegi damay def lu dul poser ko ay questions mu wax ñu tuuti naka lay demee mais nag damay ut kenn koo xam ne moom may traduire parce que arabe lay làkk et man dégguma arabe comme li ma leen koy waxee sànq. Salaamaaleykum. Bonjour. Oui, je voulais demander déjà what's your name? Comment vous appelez? And where are you from? From Sudan. Ok. Je voulais juste que vous nous décriviez votre parcours depuis Soudan jusqu'ici. أنا كنت بس عاوز اللي أنت توصف لي السفر من السودان. أنا طبعا كنت في السودان وكنت Moi bien sûr j'étais au Soudan. بشتغل هناك بعدين كان Et في je travaillais مشكلة. là-bas. Et il y a eu des كان problèmes. في مشكلة مع أجهزة السياسة عندنا الأجهزة الأمنية. Il y a eu des problèmes هم avec كانوا بيحاولوا l'État et la police. يعني يضايقونا إحنا كرجال أعمال. بيضايقونا يعني إنه إحنا عشان ما مع السلطة هم الإسلام المتطرف. السلطة هناك طبعا الحكومة عندنا إسلام متطرف وإحنا ناس معتدلين. Ils disent que bien sûr la police là-bas est assez violente et que nous on est des gens qui n'avons rien pour nous défendre. نحن ناس بزنس من بس احنا بنشتغل بزنس لكن هم حبوا يدخلوا الموضوع هم عندهم شيء اسمه تمكين يعني التمكين عشان اي واحد ما منهم لازم ياخذ فلوسه يكون ما عنده فلوس. Et les gens, la police, nous on travaillait en tant que simple ouvrier, mais la police a voulu rentrer des problèmes dedans et nous raqueter notre argent. يلا احنا هم عندهم سياسه التمكين طبعا بيمكنوا نفسهم الحكومه عشان يكون ما في ماني الا مع الحكومه نفسها. لكن اي جهه ثانيه الاحزاب كلها بيكون معها فلوس. Il n'y a que l'État qui garde l'argent, donc on est parti. Et maintenant, comment vous avez fait pour venir ici? ودلوقتي عملت ازاي عشان توصل للمكان اللي انت وصلت ده؟ لا انا اخذت فيزا عاديه اخذت فيزا زياره وطلعت طبعا J'ai من pris un الراجل visa يعني de voyage et je suis parti. اخذت فيزا عشان اطلع عادي. جيت على فرنسا على سنوبيس جاي سياحه وارجع ثاني لكن طبعا جيت وما حرجع Et ثاني. je suis venu avec un visa tourisme je devais partir, j'aurais dû partir mais je suis resté. Et est-ce que vous avez essayé de vous approcher des autorités? جربت تكلم الحكومة عشان يساعدوك في أوراقك؟ لا الحكومه لا دخل بالموضوع ده. Non, je n'ai pas parlé avec les autorités. السفاره ميا ذا امباسي فرنش امباسي. Il a dit j'ai tout négocié avec l'ambassade française. Mais donc ça veut dire que est-ce que vous vous considérez comme un réfugié politique alors? بيسألك لو أنت حاسس نفسك بتعمل demande d'asile من سياسة. فعلا Oui, هي سياسه. il dit réellement. Donc, il a fait une demande d'asile. عملت الأزيل ورقة الأوزيل. قدمت ايوه. Est-ce que vous avez des réponses? الان ليا شهرين وشويه احنا منتظرين
عشان يجوا ياخذونا Ça fait من 2 mois باجول qu'on هنا. est احنا là, قاعدين لنا on في باجول. reste, on attend la réponse à Pajol. احنا لنا في باجول هنا زي 3 شهور، ناس يجوا قاعدين من 3 شهور، ناس من 4 شهور، ناس من Et شهرين ça بس. fait 2, يعني 3. كل يوم بيجوا ناس هنا. Tous هسه les المعسكر jours, des gens فيه arrivent ici. Il y a des gens معسكر qui فيه sont là depuis 2 ou 450 3 واحد. mois. Mais comment vous faites pour survivre? ازاي بتعمل عشان تعيش في الصعوبة دي؟ في منظمات بتجيب هنا اكل وادويه وكده، Il y a الناس des بيعيشوا مع associations بعض qui كلهم. ramènent des médicaments, de la nourriture, des vêtements. فمعانا جهات وناس ناشطين، اخوان فرنسيين اصحاب يعني. On a des camarades, وقفوا des معانا amis وعملوا كل français qui nous المطلوب aident يعني. et qui ont احنا fait بنشكرهم، tout احنا ce بنشكرهم qu'ils شديد pouvaient. يعني، مقدرين الحاصل علينا وما رضيوا ان احنا نكون قاعدين في الشارع كده just like that وشغالين. بس هم ومش بتعبوا. موافقين ان احنا نقعد في الشارع على الان هم اي عندهم اجتماع في البلديه مع ممثل البلديه مع وبيعملوا الريفوجي، اجتماع مع ناس من ils font عشان des يشوفوا المطلب بتاعنا. احنا ils font des عاوزين réunions avec عاوزين l'État حمايه français وعايزين سكن، et on عايزين veut des مكان تو ليف. papiers, une maison. Est-ce que vous avez un représentant diplomatique ici? عندكم واحد جاي يتكلم على اسمكم في السياسة؟ من هنا في ناس الحين هم دلوقتي في البلديه هناك بيتكلموا مع ممثل البلديه عشان Il y a يشوفوا des gens qui طلباتنا. sont là, qui parlent avec les autres, qui vont en réunion pour nous. بس هم راحوا، احنا منتظرين نتيجه الاجتماع. الان المفروض يجيبوا نتيجه الاجتماع، يا اما Il dit يدونا حل on او ما reste aux يدونا réunions, on حل. assiste aux لكن réunions, احنا des réunions تعبانين sur le يعني camp. هنا في المكان ده. وفرنسا ما عاوزة تحل المشكله، احنا مشكلتنا Et كلها que حوالي l'État français ne 400 veut pas 450 régler نفر بس، la situation. لكن سابوا الناس بس كده يعني Est-ce بالصوره. que depuis que vous êtes arrivé, pensez-vous que vous êtes mieux traité? من يوم ما وصلت حاسس الناس بتعاملك بمعاملة أحسن؟ الاوفيشال الجهات الرسميه، الجهات الرسميه ولا المنظمات والاصدقاء والناس؟ Ils demandent est-ce que c'est les associations qui viennent donner des coups de main sur le camp ou est-ce que c'est l'État et la préfecture qui gèrent les papiers, les demandes d'asile, tout ça? Parce que en fait, moi j'ai vu dans les médias, parce que moi quand j'ai reçu l'information, on a dit que vous étiez... في التلفزيون المهمات. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui disent que vous avez été maltraité par les forces de l'ordre. في ناس بتقول اللي اتضربتوا من الشرطة. لا انا في الشرطه في المطار وانا جاي من شارل ديغول وانا نازل من الطياره وقفوني يجي انا بس، كوش ديسندي وقفوني شارل انا بس، ديغول انا الوحيد قبلين. لانه الوحيد الاسود، لكن كل الركاب لا. بتاع الطياره كلهم دخلوا على يجي j'ai été le seul à me faire contrôler انا parce que الوحيد je كنت واقف suis black. في البتاع، وبعدين الكاميرات مصوره الكلام ده. البوليس قال لي ستوب اطلع برا. Et que la police lui a demandé de sortir de la queue قال لي الباسبور بتاعك مزور. et ils lui ont dit que son passeport était faux. قال له اصر على انه باسبور مزور. قلت له طب انا عاوز الباسبور بتاعي عشان انا متاكد انه هو صح. طلبت منه انه هو يضاهي معلومات من السفاره الفرنسيه في الخرطوم عشان يعرف اذا كنت انا هو الشخص qui parle à المعنى l'ambassade ولا soudanaise لا. parce que j'étais sûr رفض que mon passeport était réel. رفض. ولما انا دخلت فرنسا وفلوسي خلصت وعاوز ارجع بلدنا خلاص قلت Il dit je suis arrivé en France, mon argent c'est terminé quand j'ai voulu rentrer au pays. Donc moi j'ai vu que en fait depuis que les gens se sont installés ici, il y a eu des violences et on dit que vous n'êtes pas traités comme des humains. بيقول من يوم ما انتوا وصلتوا للمكان دوت في ناس بتضربكم وما ما بتحترمكمش كبني ادمين. في انفيزبل يعني في ناس احنا ما شايفينهم، ناس من الجيران مثلا Il y a des gens qu'on voit pas, par exemple les voisins qui peuvent jeter de l'eau des fenêtres. يعملوا صوت يخبطوا Ils في font بتاع de عشان du يعملوا bruit la دوشه nuit, للناس on ما n'arrive pas à يرتاحوا. dormir. يعني في كراهيه من الناس، حتى من الناس برضه بعض الناس، دي يعني لكن ما petit كل peu الناس. de في haine de la ناس part تانيين de كويسين، certains voisins. في ناس بيجوا يساعدوا، في ناس يجيبوا عصير، في ناس يجيبوا اكل للناس، Il في y a ناس des gens يجيبوا qui لهم viennent كله tous les jours nous بيساعدوا، ramener يعني ما du كل الناس lait, de l'eau, du jus لكن في à ناس manger ما عاوزين لاجئين، Et il y a وفي des ناس gens في qui veulent pas الحكومه ما عاوزين venir مشكله ici اللاجئين تتحل. et qui veulent pas que nos في ناس problèmes في ناس في se الحكومه règlent. في ناس في الحكومه عاوزين نحل مشكله، في ناس في الحكومه عاوزين نتحل، عايزين نكون بس كده. Et il y a des gens يعني ما qui عاوزين sont لاجئين. du gouvernement et de la police qui veulent que nos problèmes se règlent, nous aident à faire nos papiers, mais il y en a d'autres qui veulent pas non plus. Est-ce que vous regrettez d'être venu ici? انت ندمان ان انت رجعت، ان انت جيت هنا؟ ندمان ان انت جيت فرنسا؟ في الاول كنت ندمان، لكن لما لميت ناس فرنسيين حقيقيين من المنظمات هنا Au début, oui, هم je خلوني شوية regrettais, mais نرتاح يعني. maintenant que j'ai vu les associations qui viennent nous aider, les citoyens français qui viennent donner un coup de main, je regrette plus. Ok, mais merci beaucoup et j'espère que vos problèmes seront résolus très rapidement et nous faisons le nécessaire pour que les autorités au niveau de l'Afrique soient بشكرك وبيقول لك هو informées et qu'ils fassent quelque chose. يتمنى ان الحالة تتظبط وهيكملوا يعملوا شغل عشان يساعدكم. Thank you very much, my friend. Bye bye.
Afromédia moom gis ngeen de situation bi nu mu demee dañu obligé jéem a làkk-làkk yëpp mais bon dañuy jéem lu ñu mën quoi waaw kon ni ngeen déggee pa bi témoignage am lu mu doon wax simplement dafa nekk dans une situation boo xaw a compliquée seen dëkk mu di Soudan nee nañu dañ doon liggéey ci ay liggéey yoo xamante ne policiers yi si boppam ñoo leen doon racketté di leen fekk di leen sàcc di leen maltraité donc situation politique moo ko tax a andi fii nekk réfugié politique depuis presque 2 mois ñi ngi fii toog fii ci mbedd bi nee na association yu bëri ñi ngi ñëw di leen di jéem a jàppale di leen andi lu ñu lekk ak lu ñu naan am na yeneen association yoo xamante ni ma dama koy tudd sax nee na ci ñi ci gën a bëri ay tubaab yooyu ñooy ñëw di leen jéem a jàppale man laaj naa ko nag ndax jéem na contacter ay yenn service diplomatique yi nekk fii maanaam lu mal ni représentant diplomatique ambassade tout ça pour jéem a xool seen situation naka la mënee changer waaw nee na ni autorité française yi ñi ngi jéem a def lu ñu mën pour seen situation mën a améliorer wu waaye ñi ngi dund situation boo xamante ni tamit doy na waar parce que ci mbedd bi la ñuy dëkk ak ñu ngi dëkk ci voie ñi ngi nekk ak ay dëkkandoo yoo xamante ni parfois tubaab yi dañ leen di bañ di leen sànni ay butéelu ndox ak di leen saaga di leen wax ne dellu leen fi ngeen nekk ak yu mel noonu nee na bu njëkk ba ñuy doog a yegg si xawoon nañu regretter bëgg a dellu seen dëkk ndax voilà dañu foogoon ne fi daal buñ fi ñëwee mooy loolu mais léegi daal nee na am na yaakaar daal ne situation bi war na mën a yàlla war na ci mën a def sutura dañuy dem a doxaat nag jéem a xool ñeneen ñu jox ñi seen témoignage tout de suite sur Afromédia. toujours sur Afromédia seneweb.com ñoo leen di jox ay exclusivité saa su ne ni nga mas tey nag ci benn facette immigration bi nga xamante ni moom mooy sujet bi nga xamante ni moom la ñëpp di wax adduna bi yëpp moom la ñu wax. léegi nag dama nekk ak ñeneen yoo xamante ni dañu jeune nekk ci même situation ñi nga xamante ni ñoo ñëwandoo fii ci dëkk bi dama leen di jéem a laaj ñoom tamit arabe la ñuy làkk waaye sama traducteur bi moom dina ma si jéem a jàppale. Bonjour, comment vous allez? مرحبا انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. Je vais bien. Merci. Comment vous appelez? اسمك ايه؟ سعد أحمد. Saad Ahmad. Vous êtes venu de Soudan? السودان دارفور. Darfour. نعم. Il y a la guerre au Darfour. في حرب في الدارفور؟ نعم في حرب كثير نعم جدا. Oui, il y a une grosse guerre en cours. Et vous êtes venu parce que vous avez voulu échapper au massacre, c'est ça? وانت جيت عشان كنت عاوز تهرب من القتل؟ لا عشان ايه؟ انت هربت من دارفور عشان تهرب من الناس اللي بيقتلوا في الناس التانية؟ نعم يعني ظروف الحرب Dis, بالذات c'est اللي هو الشيعة. la situation de la guerre qui nous a forcé à partir. Comment vous avez fait pour arriver ici, pour venir ici? عملت ازاي عشان توصل لغاية هنا؟ والله عن طريق الوسائل ليبيا بعد ايطاليا. On a passé par la Libye et par l'Italie et grâce à Dieu on est là. Non mais comment? Vous avez traversé le désert ou vous avez ازاي يعني مشيت من الصحراء ولا اخذت المركب ولا جيت ازاي؟ من السودان اللي هو من الصحراء واما بعد. Je suis parti du Soudan et j'ai traversé le désert. من ليبيا بعده. Et après on est arrivé en Libye. بالبحر يعني. Et depuis la Libye on est parti en bateau par la mer jusqu'en Italie. Combien de temps vous avez mis pour venir? كم وقت اخذت عشان توصل؟ اللي هو من السودان ولا من From Libya. ليبيا يعني 15 يوم كده في المويه وبعد ذاك جينا هنا. 15 il dit 15 jours à peu près depuis la Libye. Est-ce que vous regrettez d'être venu ou vous vous sentez rassuré? انت ندمان اللي جيت فرنسا ولا حاسس نفسك في امان؟ لا الحمد لله حاسس انا خيط في امان grâce لكن à ما زال في حاجات يعني Je remercie Dieu, il dit qu'il y a des gens qui sont ونتمنى من là, السلطات اللي هو soutiennent. السلطات الفرنسيه يحاولوا Dieu, on a يعني des ينظموا soutiens الودي. du peuple اهم شيء français. يعني زي ما شايفون المنظر اللي هو يعني كل الناس Comme vous voyez يتمنى la البلديه situation. الفرنسيه عشان يساعد اللاجئين. Il dit les gens ils aident les والناس ابغى réfugiés. يعني في ظروف اسوء وبعدين ان شاء On a الله vu des situations vraiment pires الوضع يتحسن افضل كده ان شاء الله. et on espère que ça va continuer en s'améliorant. Et pendant ce temps-là, vous arrivez à survivre correctement? ومن في الوقت ده انت عرفت تعيش كويس؟ لا الحمد لله يعني افضل من كان يعني الحمد Il dit لله. c'est mieux qu'à Calais, on Adel remercie Wadi, Dieu. yani. On arrive mieux à vivre ici. Dites-moi, vous êtes jeune, ok? قول لي انت شاب Votre situation dans votre pays, au Soudan, il y a la guerre. Est-ce que vous savez quelle est l'origine de cette guerre-là? Est-ce que vous avez l'intention de mettre la pression aux dirigeants انت عارف politiques منين جاي الحرب pour qu'il y ait ومين un اللي changement. بيضغط على الناس عشان تحارب؟
نعم معروف اللي هو ودي معروف اللي هو في السودان Tout le monde سواء sait au كان من Soudan الحكومة que c'est والحركات que c'est والميليشيات l'État et أشياء les كثيرة يعني manœuvres طبعا يعني militaires بعد ظروف الحرب يعني سواء كان من وسائل qui entraînent la guerre. كل العالم يعرف الحرب في دارفور وحرب السودان يعني Tout le monde sait qu'il y a la guerre au Darfour, tout le monde est au courant qu'il y a la guerre au Soudan. Et vous faites quoi exactement au niveau même de la population, de cette jeunesse-là, qui est normalement la jeunesse qui doit ramener à faire un changement radical au niveau des politiques? Est-ce que la jeunesse se mobilise pour essayer de changer ou de sensibiliser les gens? يعني الناس اللي هنا والناس اللي كانت هناك والشباب كانوا بيجربوا يغيروا الحالة ولا كان برضك مع الناس عاوزين يعملوا حرب والكلام دوت؟ نعم في شباب يعني على الحركات اللي هو بحاول يعني يثبتوا الوضع لكن Il dit il y a des jeunes qui ont قوة essayé النظام ومع الميليشيات وظروف الحرب de donner والحالة des idées pour الاقتصادية pouvoir imposer la paix, للحكومة اللي هو mais أعلى من قوة الشباب يعني. la force des jeunes n'a pas été assez grande. Mais vous, est-ce que vous connaissez l'origine de ces conflits-là? Est-ce que c'est un conflit religieux ou est-ce un يعني انت conflit عارف d'intérêt? منين جاي Parce qu'il y a le المشاكل pétrole ده؟ au Soudan. مشاكل Est-ce que vous en savez quelque دينية chose? ولا سياسية؟ مشاكل نعم مشاكل سياسية اللي هو Il dit c'est plus des problèmes politiques que des problèmes كل religieux. العالم اللي هو بعرف مشاكل دارفور والسودان. Et tout le monde est déjà au courant des problèmes que rencontrent le Darfour et le Soudan. Et concernant les groupes comme les Shebab, etc., qu'est-ce qu'ils font? والناس الإرهابيين زي الشباب دول. الشباب je sais pas le nom. ايه اللي رأيك؟ هو الإرهاب اللي هو النظام الحكومي الحاكم هو يجي الإرهاب ذاته Il يعني. dit les groupes terroristes, c'est plus l'État et le gouvernement en place Oui. qui Mais les moi, je sais, favorisent. par exemple, que les Noirs sont persécutés là-bas, parce qu'il y a des Soudanais qui sont clairs de peau et des Soudanais qui sont بيقول très أنا bronzés. عارف اللي في Et moi, je veux savoir, ناس est-ce qu'il y a مضطهدين un في problème السودان عشان سود عشان في de domination سودانيين raciale au sein de votre pays? فاتحين على التانيين. أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ نعم يعني موضوع حقيقي يعني. دي c'est un réel problème. في حاجة تانية. Il dit oui, il dit c'est un réel problème, il a rien d'autre à dire. D'accord. Okay. Thank you very much, and I hope you will find solution quickly. Thank you. mbokk yi gis ngeen sama waa ji lu mu jot a wax léegi nii nee na bon expliqué na à peu près comme ni Pa bi expliqué wax na ni daal ñoom Soudan la ñu jugee kii moom def na 15 jours pour ñëw fii jaar na Libye ah après mu jël gaal gi jaar Italie doog a yegg si France ñoom daal dañu ne ñi ngi yaakaar ne seen situation dina mën a changer ak seen statut de réfugié politique bi nga xamante ni France mën na leen ko accorder ci wàllum maanaam statut kii droit d'asile léegi nag dañuy continuer émission bi jéem a poser waat question ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi fi dañuy xool rek kan moo bëgg a wax. Somebody wanna tell with me? Arabia? Okay. What's your name? اسمك إيه؟ My name is Mohammed. Mohamed. Vous venez du Soudan, c'est ça? أنت جاي من السودان؟ جاي من السودان. Oui, je viens du Soudan. غريب في السودان. Ça fait combien de temps vous êtes arrivé ici en France? بقالك كام وقت وصلت هنا في فرنسا؟ شهر حوالي شهر كده. À peu près un mois. لنا 11 يوم في البحر. Et on est arrivé par la mer. ركبنا قوارب الموت عشان نصل أوروبا. Mais comment vous faites quand il pleut par exemple? Vous dormez dehors ici? انتوا اللي نايمين بره بتعملوا كنت ازاي بتقول لما في الدنيا القمر. بتشتي؟ انتوا اللي نايمين هنا في الشارع ونايمين بره بتعملوا ازاي لما الدنيا بتشتي عشان النطره ما تبهدلكمش؟ والله احنا نايمين في الشارع لنا أكثر من أسبوعين نايمين هنا في Lui, ça fait الشارع. plus de 2 semaines qu'on dort à la rue. ونرجع من الحكومة الفرنسية انها تساعدنا يعني احنا جينا من هناك جينا Et أوروبا l'État français et le peuple français nous aident un peu. على اساس انه اوروبا يعني فيها العداله فيها اوروبا فيها العداله وفيها الحريه. جينا من السودان من اقصى الغرب. Il dit on est parti جينا du Soudan اوروبا en Europe parce qu'ici il y a la liberté, il y a la possibilité de travailler. جينا اوروبا طالبين المساعده منهم نرجع من الحكومه الفرنسيه انه تجيب مع الشباب ديل وتساعدهم. Et il dit on espère que le gouvernement français va pouvoir mettre des solutions en place pour aider les jeunes ici. Est-ce que vous comptez trouver un logement ici ou vous voulez repartir si par exemple la situation de votre pays يعني انت عاوز تلاقي سكن هنا s'améliore? ولا عاوز ترجع السودان لو الحالة تتحسن؟
لو هل حسنا داير اقيم هنا في اوروبا ان شاء الله في فرنسا لانه انا جيت راكب قوارب. Je dis même si la situation s'améliore au Soudan, moi je veux rester en France parce que je suis venu ici en France pour. نحن لنا 11 يوم في المويه 5 يوم بدون اكل. Je dis on a passé 13 jours à la mer sans manger ويومين بدون مويه. et 2 jours sans boire. Comment vous avez fait pour venir? Qui vous a mis dans les situations de la traversée atlantique par exemple? بيقول انت ايه اللي جابكوا هنا؟ ايه اللي خلاكوا تاخدوا البحر وتروحوا على اوروبا؟ الضغوطات في السودان اضطرتنا نحن نركب. دي c'est les pressions au Soudan. Non mais ça veut dire que vous payez pour prendre les bateaux. مين بيقول لك مين دفع عشان انتوا تيجوا؟ انتوا دفعتوا بنفسكم ولا في ناس دفعت لكم؟ في ناس طبعا ساعدونا اهلنا بعنا غنمنا وبعنا حاجاتنا لكن الناس اوروبا. Il dit il y a des gens qui nous aident ici bien sûr. Non, comment vous avez fait? C'est-à-dire que vous avez payé pour prendre les bateaux? انت دفعت فلوس عشان تركب Ou vous êtes المركب venu en groupe par des personnes ولا de جيتوا كذا واحد مع bonne foi بعض qui vous ont وصنعتوا aidé? بنفسكم المركب بتاعكم؟ والله احنا جينا ورانا يعني ما في زول ساعدنا غير قرايبنا واهلنا. دفعت فلوس عشان تعدي؟ دفعت فلوس. Il dit oui j'ai payé de l'argent pour pouvoir passer. Mais combien vous avez payé pour venir ici? دفعت كام عشان تقدر توصل هنا؟ حوالي 20 مليون. حوالي 20 مليون. 20 مليون؟ Il dit à peu près 20 millions de livres soudanais. كام باليورو او بالدولار؟ 2000. Ça fait à peu près 2000 dollars. 2000 dollars. À peu près 1 million 100 CFA. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les possibilités, les opportunités qui s'ouvrent pour que votre situation s'améliore? لغايه دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل عشان الحاله بتاعتكم تتحسن؟ كان احنا دارين من المنظمات وعلى راسها الحكومه الفرنسيه انها تساعدنا يعني Dis nous on demande aux associations et à l'État français de nous aider. On a confiance en les associations. D'accord, mais aujourd'hui, il y a plein de Soudanais ici en France. Est-ce qu'il y a des associations soudanaises qui vous soutiennent ou bien d'autres associations africaines? وفي منظمات فرنسيه بتيجي تساعدكم بس في منظمات افريقيه بتيجي تساعدكم برضك؟ والله حتى الان ما شفنا اي منظمه افريقيه. Dis non, jusqu'à maintenant on n'a vu aucune organisation africaine. Thank you very much, my friend. Gis ngeen lii ruslu na de question bi bëgguma ko woon poser parce que tout simplement xamoon naa réponse bi waa ji nee na yàgg na fi ay maanaam association yoo xamante ne ay tubaab ñoo ko diriger ñoo leen di jéem a jàppale ci situation bi ñu nekk nii. moo tax ma laaj ko ndax est-ce que am na ay association yoo xamante ni ay soudanais ñoo ko tenir pour ñoo jàppale leen nee na ñu gisuñu association soudanaise gisuñu association africaine te loolu maa ruslu na ñi nga xamante ne ñi ngi fi africain yi association bëri na ñii di militer pour yenn causes yi bëri na mais gisuñu benn association africaine bu ñëw jéem leen jàppale sur quoi que ce soit te vraiment man loolu xamatuma ci dara waaw vraiment xamatuma ci dara ba ma ñëwee sax commencé di tourner émission bi gars yi di commencé nañ naan ay di ma nuyu di waxtaan Africa from where man leen Sénégal gars yi kontaan tout ça ñu ne ma gëj nañu gis sénégalais bu ñëw di leen intéressé wu ci seen war nañ ci bàyyi xel di ci méditer bu baax a baax bokk na ci panafricanisme bu ñuy xeex dañuy dox lu dul xoolaat encore suñu mbokk yi côté bële des fois nag situation bi day xaw a difficile parce que ñoom des fois duñu bëgg ku leen caméra migration boo xamante ne kenn xamul fan la mbir yi tàmbale te kenn xamul fu muy jeexee léegi damay def nii rek damaat ci yeneen jeunes yi toog sama wet poser leen ay questions pour xool seen situation tey ma dee nag parce que sama traducteur arabe dem na te booy anglais la ñuy làkk ngeen jégal ma hello everybody hello are you fine? Yeah, I have the camera with me and I want to ask you some questions about your situation. Are you okay? Yeah. You first? Yeah, man. What's your name? My name is Ahmad. Ahmad. And when you from? Me, my country is Somalia. You come from Somalia. Could you please describe your situation from your home country to Paris? Yeah, actually this, it's very hard journey ever seen in my life. Very hard. I don't have word to explain about this situation. As you know, you cross by, by car. It's not by plane like others. It takes a lot of time. During that time, you meet a lot of problems.
you face a lot of problems. Due to that, it's very, very, very hard, which I cannot explain by word. Okay. You have to understand you. Eh, That's all what I say. And is your situation has been upgrading by some good news or not? No. There's no good news. No news anymore, because while you are crossing, for example, you crossing Sahara, there is a lot of people, Libyan and others, other group which I cannot describe them. They beat you, they enforce you, no humanity anymore. After you pass from there inside Libya, even you face, you can't move on the street free. They call you, like, you know, if you are black there, they call you are a servant. Yeah, by Arabic, ya abid, ya luti. It's like that. It means that you are a servant. You are not- So just explain clearly. This word is spoken by the Arabian people. Yeah, of course, abid is mean that by English servant, who is, makes, a black. Oh, slave. Slave, yeah. It's a slave. Slave, yeah, we call it a slave, yeah, like that. So they call you slave. They don't consider you are like a man. Even dog. If they own dog is better than you there. Oh my God. Really. It's like that. Libyan, they treat you bad. They don't consider you like human. Sometimes they throw you outside. They let you to sleep outside without having blanket, something like that. In second, no, they don't give you a food. Black can live without some food. They say they consider, they have, other psychology. I don't know the way they are thinking. So we pass through that big things, which I cannot describe by myself. Yeah. Why people let this situation in your country? The African continent is presently larger than the Arabican people, I don't know when the people will be fighting against this kind of situation. Actually, this, it's not me. Those who is, politician people. Everything politics in this world. So politics, he is the one who make people to move from the place. It is the one who give a peace for everybody. Politics, the country politics. Those big who is, responsible for the country. If they did good thing for their people, it's okay. But some people, they bring trouble due to the enforcement of, different forces. So for me, it's that one I can't answer for you. Okay, last question. Do you want to talk about Islam? Because you are Muslim. You are Muslim, and people who are bringing, for example, Islam in Africa, they treat African people like slaves, and they don't consider that they are human beings. And you can explain me, in Islam, if there is something like this. Okay. This for Islam people, as I'm a Muslim, what I would like to advise you, advise them, please follow what Holy Quran says. Yeah. Don't be on yours and decide on others because you have a power to do on people. Please, please. Even God, He will punish them. Those who do that is God, He didn't order to kill people. Even Quran itself doesn't order to kill people, innocent people. Quran is a peace. Make peace like Quran. That's all what I say. Yeah, last word from the young people who are in Africa and want to come here to immigrate. Please, for young people, they don't have power to do nothing. They don't do nothing. But me, I would like to say for politicians and for president, all African, please, 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 help us, make us to live. Let us live, please. I tell them, please. As I'm a human, as I see a lot of problem, I face a lot of problem. What I would like to tell them, please help each other. If one country have a problem, go and look for it. Help each other like other countries helping each other. That's all what I say. Thank you. Thank you very much, my friend. Yeah, man. Yeah, because of Rasta, I did this, man. Go. I'm Rasta, that's why you do the interview. Yeah, that's why. I'm not Bob Marley. Yeah, tell me just a few words. Okay. My language? My language. Your name and your language. Makan ki Muhammad Aman jedama.
Sabniki Oromoda. My name is Muhammad Aman. He is from Oromo tribe. And say just one word to the political people in Africa. One woman. Uummanni Afrikaa mootummaan Afrikaa hedduu namatti jechuun fedhii namaa hin qabu. Mirga namummaan beekan They don't respect human rights in Africa. dirqamaan jiraata wanni ati They impose you everything. They impose you to do. Police, they have a power. They don't care about humanity. They don't care about everything. That's what they do. They only. jechuun hedduu nama dhagama. Yeah, it's very Yeroo as dhufnu garuu wanni nu asitti arganne waan nama jibbisiisu come tokko. here, we didn't find anything as you are seeing as we are sleeping on a street. Jiruun teenya tana as rafnaa as ciifnaa. Jiruun teenya tana as ciifnaa as rafnaa wanni nu arganne This is tokko. our life in Europe Guyyaa even. guyyaarran gaazexeessaa hedduun dhufanii garuu wanni nu mirga furmaati nu kennan tokko illee hin jiru. So many people they make us interview. So many journalists came and meet us. They make an interview, but no solution for us. Still, we are sleeping on the street. We left our country because of problem. It's like that. Yeah. Osoo biyyi teenya rakkoo qabaachuu baatte hin If dhufnu. our country has no a problem, we don't come here and make trouble in other country like this. Garuu maal goone biyyi teenya hedduu What makes us to sleep outside like this, due to a problem? jiruu salphattu jiruu badduudha jiruun asitti. Why we leave our country because of the trouble of and peace of our country. If we don't have peace there, that's all. It's okay. This is the last. Thank you very much. Hey, you have your first job with me, and I will pay you. I will come back to you right now. Mbokk yi ñuy seetaan kon na ma leen ko waxee woon rek gars yi ñu ngi fi ku ci nekk jox na sa point de vue yi nag xaw na nuroo damay traduire ngeen baal ma nag ci sama anglais yi xaw a bizarre yi damay jéem rek donc ñi ma doon waxal sànq nee nañu lépp ci problème mu politique la ñi nga xamante ni dañoo nekkoon seen dëkk kële fële la nekkoon Libye dañ leen di persécuter naar yi fa nekk da leen di considérer comme ay maanaam déchets humains considéré wu nit ku ñuul comme ñi nga xamante ni bokk nañu ci ñu ne xaj sax la ñu gën a fonk que nit ku ñuul loolu xam ngeen ni doy na waar. ma ne ko nag jamono ji ñu toll Afrique nit ku ñuul ñoo ëpp naar yi fa nekk waroo ñu seetaan minorité bu ndaw bu mel noonu di diriger di def lu leen neex Afrique ñu taxaw di leen seetaan. wax nañu ci affaire islam parce que nee nañu ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy woote islam foofu ci seen dëkk ñu ngi leen di maltraité di leen wane ni en fait ñoom duñu nitu dara ma ne leen nag jot na ñu wax lan mooy islam ci mbirum Coran li nga xamante ni moom la yonent bi doon woote li nga xamante ni moom la ñun suñu maanaam suñu maam yi bàyyi woon Afrique ci wàllum diine ci wàllum soufisme moom la ñu bëgg ñoom ñu wane ko ci àdduna bi yëpp pour mu doon loo xamante ni jàmm lay jëriñ jàmm lay jur xam naa ni fii laay jeexalee émission bi. mais balaa may jeexal émission bi damay interviewé ki nga xamante ni moom moo nekk ci maanaam soutien bi nga xamante ni moom lañ leen di apporter ci yenn association yi ma ci woo benn soxna bu ñuy wax Fatma mu wax ñu ci tuuti léegi sur Afromédia. Voilà, Afromédia, je vous le disais tout à l'heure, je suis avec Fatma qui était journaliste chez la grande chaîne Télé Sud panafricaine et aujourd'hui elle est là comme soutien par rapport à ces personnes qui sont aujourd'hui sur l'esplanade. Et va nous dire quelques mots par rapport à leur situation, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils essayent de faire pour essayer d'améliorer la situation. Bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, on vient de revenir d'une réunion avec la mairie de Paris et on leur a réclamé des toilettes. C'est un minimum pour la dignité humaine. Ils n'ont même pas de toilettes, c'est vraiment honteux. On a réclamé des logements. Alors les logements, la difficulté de la mairie aujourd'hui, c'est de trouver des places. Ils sont 300 sur le centre aujourd'hui. Donc la vraie difficulté, c'est de leur trouver des places, une place collective en fait. Donc nous, ce qu'on a demandé à la mairie, c'est au moins d'ouvrir des gymnases ou des écoles en attendant la rentrée scolaire, puisque la mairie nous a promis que d'ici septembre, elle va essayer de trouver une solution d'hébergement pour tous les migrants qui sont sur le camp. Voilà. Mais en attendant, leurs conditions se dégradent. Il y en a qui commencent à être malades parce qu'ils vivent dans la rue et qu'il pleut. Il arrive qu'il pleuve.
Et en plus que les vivres, il n'y a pas, à part une ou deux associations qui nous aident dans la semaine, quotidiennement, ce sont des dons, exclusivement des dons que les gens nous apportent. Donc, comme ils sont 300 personnes, c'est difficile à gérer en fait en termes de besoins. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement ou bien l'État français a fait depuis cette situation? Parce que là, ça fait presque 2 mois qu'ils sont là. Alors en fait, l'État français joue à la politique de l'autruche. C'est-à-dire, on va faire comme s'ils ne sont pas là. Donc, on leur a demandé aujourd'hui, on leur a expliqué, vu qu'il n'y a que beaucoup de soutiens sont partis en vacances et qu'il y aura moins de vivres, ne serait-ce que pour manger, est-ce que l'État peut les aider? Ils nous ont dit qu'ils ne veulent pas, ils nous ont dit clairement qu'ils ne veulent pas que le camp reste. Donc s'ils ne veulent pas que le camp reste, on leur a demandé, alors dans ces cas-là, ouvrez des gymnases ou des écoles et trouvez-leur une solution pour qu'au moins qu'ils gardent leur dignité. Mais au contraire, la solution que la mairie nous a apportée, c'est de fermer le petit square dans lequel ils pouvaient aller et de récupérer les 3 toilettes qui étaient là. En fait, ils avaient 3 toilettes. Et bien les 3 toilettes, ça fait 10 jours qu'ils n'ont pas de toilettes. Donc, est-ce que c'est une manière de traiter des êtres humains, ça? Non, ce n'est pas une manière de traiter des êtres humains. Donc c'est pour ça qu'on a tapé du poing sur la table aujourd'hui en allant à la mairie. Mais on espère que ça va aboutir à quelque chose. Parce que dans tous les cas, ceux qu'ils le veuillent ou pas, en fait, ils peuvent jouer à la politique de l'autruche, mais l'afflux continue. Nous, on les voit tous les jours arriver. Il y a tous les jours des nouveaux arrivants. Et il y a des femmes et des enfants, il y a des femmes enceintes. Et donc, il faut absolument trouver une solution d'urgence, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne un peu, c'est... J'ai l'impression qu'il y a une pression politique qui fait que... Voilà, ils ne veulent pas ouvrir des gymnases parce qu'ils sont dans des calculs politiciens. En fait, il y a la pression politique parce qu'ils ont l'impression que s'ils ouvrent les gymnases ou s'ils ouvrent les écoles, c'est comme s'ils faisaient un appel d'air. C'est comme s'ils favorisaient... Voilà. Or, ce que nous savons tous, c'est que qu'ils le fassent ou pas, en fait, les migrants, ils arrivent. Donc, aujourd'hui, il faut trouver une solution par rapport à ceux qui sont là, en sachant qu'il y a une partie qui n'est là qu'en transit, en fait. La majorité s'en va en Italie, en Allemagne ou en Angleterre. Donc, en fait, il faut quand même trouver une solution d'urgence pour éviter qu'il y ait des problèmes sanitaires sur le camp. Voilà. Moi, par contre, ça c'est mon côté un peu provocateur par rapport à la situation. Moi, je me dis que, oui, certes, dans les pays d'origine, il y a un problème politique, mais les pays occidentaux ne sont pas étrangers à ces problèmes-là. Ah mais bien sûr, on sait parfaitement que voilà, Omar El-Béchir, la CPI fait semblant de ne pas pouvoir l'arrêter, alors qu'il y a mais il n'y a pas uniquement les pays européens, hein, il y a aussi l'Union africaine qui joue à l'hypocrisie dans cette situation, parce que quand Omar El-Béchir était en Afrique du Sud, il n'y a personne ils ont fait un simulacre de procès et en attendant, il a pu repartir. Donc je pense que c'est quand même scandaleux ce qui se passe aujourd'hui, alors qu'il y a des vies humaines en jeu. Donc il est temps aujourd'hui que les politiques, qu'elles soient africaines, que les chefs d'État africains, qu'ils prennent leurs responsabilités et que les chefs d'État européens, occidentaux prennent leurs responsabilités aussi, qu'ils assument que sur le plan global, il y a un véritable problème global aujourd'hui de migration internationale et que toutes ces populations ne fuient pas parce qu'elles ont envie d'être là et que même nous, les soutiens, nous ne sommes pas là parce que nous avons juste envie, coucou, d'être ici. En fait, c'est parce que cette situation, elle est dramatique, elle est humanitaire et qu'il faut une solution d'urgence à cette situation. Voilà. Merci beaucoup Fatma. Allez, à bientôt. Au revoir. Gis ngeen situation bi naka la demee Fatma mooy ki nga xamante ni journaliste la moom laa invité woon pour mu ñëw def benn débrief bu ndaw par rapport à situation bi jéem a contrebalancer événement bi ku ci nekk joxe ci sa xalaat voilà conclusion bi maanaam Fatma nee na ñi ngi jéem a waxanteeg mairie yi chaque jour ñi ngi dem di waxanteeg ñoom pour que situation yi mën a changer côté maanaam sanitaire parce que booy amuñu douche depuis 10 jours amuñu fu ñu defee seen i toilettes ak yu mel noonu ñi ngi wax ak politique yi pour ñu jéem a fexe bu ñu traité nit ñi comme ay nit vivre décemment waaw loolu laa leen fi andiloon nag tey sama mbokk yi ñi may seetaan maa leen di nuyu di leen sant situation bi doy na waar
doy na waar ñun nag dinañ def lu ñu mën suñu doole bëriwul média la ñu am ak micro bi nga xamante ne moom la ñuy taxawee ci scène bi di way di wax di xañ di wax li métti lu ko bis bu yàlla sàkk Afromédia la woon mu nekk sur seneweb.com dinañ jox rendez-vous très bientôt pour une autre émission pour un autre débat pour un autre rendez-vous et c'est au service de la diaspora Afromédia seneweb.com. tudd sax nee na ci ñi ci gën a bëri ay tubaab yooyu ñooy ñëw di leen jéem a jàppale man laaj naa ko nag ndax jéem na contacter ay yenn service diplomatique yi nekk fii maanaam lu mal ni représentant diplomatique ambassade tout ça pour jéem a xool seen situation naka la mënee changer waaw nee na ni autorité française yi ñi ngi jéem a def lu ñu mën pour seen situation mën a améliorer wu waaye ñi ngi dund situation boo xamante ni tamit doy na waar parce que ci mbedd bi la ñu dëkk ak ñu ngi dëkk ci voie ñi ngi nekk ak ay dëkkandoo yoo xamante ni parfois tubaab yi dañ leen di bañ di leen sànni ay butéelu ndox ak di leen saaga di leen wax ne dellu leen fi ngeen nekk ak yu mel noonu nee na bu njëkk ba ñuy doog a yegg si xawoon nañu regretter bëgg a dellu seen dëkk ndax voilà dañu foogoon ne fi daal buñ fi ñëwee mooy loolu mais léegi daal nee na am na yaakaar daal ne situation bi war na mën a yàlla war na ci mën a def sutura dañuy dem a doxaat nag jéem a xool ñeneen ñu jox ñi seen témoignage tout de suite sur Afromédia. toujours sur Afromédia seneweb.com ñoo leen di jox ay exclusivité saa su ne ni nga mas tey nag ci benn facette immigration bi nga xamante ni moom mooy sujet bi nga xamante ni moom la ñëpp di wax adduna bi yëpp moom la ñu wax. léegi nag dama nekk ak ñeneen ñoo xamante ni dañu jeune nekk ci même situation ñi nga xamante ni ñoo ñëwandoo fii ci dëkk bi dama leen di jéem a laaj ñoom tamit arabe la ñuy làkk waaye sama traducteur bi moom dina ma si jéem a jàppale. Bonjour, comment vous allez? مرحبا انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. Je vais bien. Comment vous appelez? اسمك ايه؟ سعد أحمد. Saad Ahmad. Vous êtes venu de Soudan? Soudan, Darfour. Darfour. Il y a la guerre au Darfour? في حرب في الدارفور؟ نعم في حرب كثير نعم جدا. Oui, il y a une grosse guerre en cours. Et vous êtes venu parce que vous avez voulu échapper au massacre, c'est ça? وانت جيت عشان كنت عاوز تهرب من القتل؟ لا عشان ايه؟ انت هربت من دارفور عشان تهرب من الناس اللي بيقتلوا في الناس الثانيه؟ نعم يعني ظروف الحرب بالذات اللي هو الشيء. La situation de la guerre qui nous a forcé à partir. Comment vous avez fait pour arriver ici, pour venir ici? عملت ازاي عشان توصل لغايه هنا؟ والله عن طريق الوسائل ليبيا بعد ايطاليا. On a passé par la Libye et par l'Italie et grâce à Dieu on est là. Non mais comment? Vous avez traversé le désert ou vous avez ازاي يعني مشيت من الصحراء ولا اخذت المركب ولا جيت ازاي؟ من السودان اللي هو من الصحراء واما بعد. Je suis parti du Soudan et j'ai traversé le désert. من ليبيا بعده. Et après on est arrivé en Libye. بالبحر يعني. Et depuis la Libye on est parti en bateau par la mer jusqu'en Italie. Combien de temps vous avez mis pour venir? كم وقت اخذت عشان توصل؟ اللي هو من السودان ولا من from Libya. From Libya يعني 15 يوم كده في المويه وبعد ذاك جينا هنا. 15 il dit 15 jours à peu près depuis la Libye. Est-ce que vous regrettez d'être venu ou vous vous sentez rassuré? انت ندمان اللي جيت فرنسا ولا حاسس نفسك في امان؟
لا الحمد لله حس انا خيته في امان grâce à لكن ما Dieu. زال في حاجات يعني On remercie Dieu, il dit qu'il y a des gens qui sont ونتمنى من là, السلطات اللي هو soutiennent. السلطات الفرنسيه Il يحاول dit on a يعني des ينظم soutiens الودي du peuple اهم شيء français. يعني زي ما شايفون المنظر اللي هو يحول كل الناس Comme vous voyez نتمنى la البلديه situation, الفرنسيه عشان on lui rentrer des problèmes dedans et nous raqueter notre argent. يلا احنا هم عندهم سياسه تمكين طبعا بيمكنوا نفسهم من الحكومه عشان يكون ما في ماني الا مع الحكومه نفسها لكن اي جهه ثانيه الاحزاب كلها بيكون معها فلوس. Il n'y a que l'État qui garde l'argent, donc on est parti. Et maintenant, comment vous avez fait pour venir ici? ودلوقتي عملت ازاي عشان توصل للمكان اللي انت وصلت ده؟ لا انا اخذت فيزا عاديه، اخذت فيزا زياره وطلعت طبعا مع J'ai pris un visa de voyage et je suis parti. اخذت فيزا عشان اطلع عادي. جيت على فرنسا على سنو بس جاي سياحه وارجع ثاني، لكن طبعا جيت وما حرجع Et ثاني. je suis venu avec un visa tourisme je devais partir, enfin j'aurais dû partir mais je suis resté. Est-ce que vous avez essayé de vous approcher des autorités? جربت تكلم الحكومة عشان يساعدوك في أوراقك؟ لا الحكومه لا دخل بالموضوع ده. Non, je n'ai pas parlé avec les autorités. السفاره ميا ذا امباسي فرنش امباسي. Il a dit j'ai tout négocié avec l'ambassade française. Mais donc ça veut dire que est-ce que vous vous considérez comme un réfugié politique alors? بيسألك لو أنت حاسس نفسك بتعمل demande d'asile من سياسة. فعلا Oui, هي سياسه. il dit réellement. Donc il a fait une demande d'asile. عملت الأزيل ورقة الأوزيل. قدمت ايوه. Est-ce que vous avez des réponses? الان ليا شهرين وشويه احنا منتظرين عشان يجوا ياخذونا Ça fait من 2 mois باجول qu'on هنا. est احنا là, قاعدين لنا في on باجول. reste, on attend la réponse à Pajol. احنا لنا في باجول هنا زي 3 شهور، ناس زي قاعدين من 3 شهور، ناس من 4 شهور، ناس من Il dit شهرين ça بس. fait 2, يعني 3. كل يوم بيجوا ناس هنا. Il هسه dit tous les jours المعسكر des gens فيه arrivent ici, il y a des gens معسكر qui فيه sont là depuis 2 ou 450 3 واحد. mois. Mais comment vous faites pour survivre? ازاي بتعمل عشان تعيش في الصعوبة دي؟ في منظمات بتجيب هنا اكل وادويه وكده. Il y a الناس des بيعيشوا مع بعض associations qui كلهم. ramènent des médicaments, de la nourriture, des vêtements. فمعانا جهات وناس ناشطين اخوان فرنسيين اصحاب يعني. Il dit on a des camarades, des وقفوا amis معانا amis وعملوا كل français qui nous المطلوب aident يعني. et qui ont احنا fait بنشكرهم. tout احنا ce بنشكرهم qu'ils شديد pouvaient. يعني مقدرين الحاصل علينا وما رضيوا ان احنا نكون قاعدين في الشارع كده just like that وشغالين بس هم ومش بيتعبوا. موافقين ان احنا نقعد في الشارع على الان هم عندهم اجتماع في البلديه مع ممثل البلديه مع وبيعملوا اجتماع مع ناس من عشان يشوفوا المطلب بتاعنا. احنا عايزين حمايه وعايزين سكن. عايزين مكان تو ليف. Est-ce que vous avez un représentant diplomatique ici? عندكم واحد جاي يتكلم على اسمكم في السياسة؟ من هنا في ناس الحين هم دلوقتي في البلديه هناك بيتكلموا مع ممثل البلديه عشان يشوفوا طلباتنا. Il y a des gens qui sont là, qui parlent avec les autres, qui vont en réunion pour nous. بس هم راحوا احنا منتظرين نتيجه الاجتماع. الان المفروض يجيبوا نتيجه الاجتماع يا اما يدونا حل او ما يدونا حل. لكن احنا تعبانين يعني هنا في المكان ده. وفرنسا ما عاوزة تحل المشكله، احنا مشكلتنا كلها حوالي 450 نفر بس، لكن سابوا الناس بس كده يعني بالصوره. Depuis que vous êtes arrivé, pensez-vous que vous êtes mieux traité? من يوم ما وصلت حاسس الناس بتعاملك بمعامله احسن؟ الاوفيشال الجهات الرسميه ولا المنظمات والاصدقاء والناس؟ Il demande est-ce que c'est les associations qui viennent donner des coups de main sur le camp ou est-ce que c'est l'État et la préfecture qui gèrent les papiers, les demandes d'asile, tout ça? Parce que en fait, moi j'ai vu dans les médias, parce que moi quand j'ai reçu l'information, on a dit que vous étiez. Et j'ai vu que il y a des gens qui disent que vous avez été maltraité par les forces de l'ordre. في ناس بتقول اللي اتضربتوا من الشرطه. لا انا في الشرطه في المطار وانا جاي من شارل ديغول وانا نازل من الطياره وقفوني انا بس انا الوحيد الاسود، لكن كل الركاب بتاع الطياره كلهم دخلوا على المطار جوا. انا الوحيد كنت واقف في البتاع وبعدين الكاميرات مصوره الكلام ده. البوليس قال لي ستوب اطلع برا. قال لي الباسبور بتاعك مزور. Et ils lui ont dit que son passeport était faux. يلا اصر على انه باسبور مزور. قلت له طب انا عاوز الباسبور بتاعي عشان انا متاكد انه هو صح. طلبت منه انه هو يضاهي معلومات من السفاره الفرنسيه في الخرطوم عشان يعرف اذا كنت انا هو الشخص المعنى ولا لا. رفض ولما انا دخلت فرنسا وفلوسي خلصت وعاوز ارجع بلدنا خلاص قلت. Il dit je suis arrivé en France, mon argent c'est terminé. Quand j'ai voulu rentrer au pays.
Donc, moi, j'ai vu que en fait, depuis que les gens se sont installés ici, il y a eu des violences et on dit que vous n'êtes pas traités comme des humains. C'est vrai. بيقول من يوم ما انتوا وصلتوا للمكان دوت في ناس بتضربكم وما بتحترمكمش كبني ادمين. في انفيزبل يعني في ناس احنا ما شايفينهم، ناس من الجيران مثلا Il y a des gens qu'on voit pas, par exemple les voisins qui peuvent jeter de l'eau des fenêtres. يعملوا صوت يخبطوا Ils في font بتاع de عشان bruit يعملوا la دوشه nuit, الناس on ما n'arrive pas à يرتاحوا. dormir. يعني في كراهيه من الناس، حتى من الناس برضه بعض الناس، دي لكن ما un petit كل peu de الناس، haine في de la ناس part تانيين de certains كويسين، voisins. في ناس بيجوا يساعدوا، في ناس يجيبوا عصير، في ناس يجيبوا اكل للناس، Il y في a ناس des gens يجيبوا qui لهم viennent كله tous les jours nous بيساعدوا، ramener يعني ما du كل الناس lait, de l'eau, du لكن jus في à ناس، manger. في ناس ما عاوزين لاجئين، Et il y a وفي des ناس gens في qui veulent pas الحكومه ما pas عاوزين de nous مشكله ici اللاجئين تتحل. et qui veulent pas que nos في ناس problèmes في ناس في se الحكومه règlent. في ناس في الحكومه عاوزين يحلوا مشكله، في ناس في الحكومه عاوزين نتحل، عايزين نكون بس كده. Et il y a des gens يعني ما qui عاوزين sont لاجئين. du gouvernement et de la police qui veulent que nos problèmes soient règlés, nous aident à faire nos papiers, mais il y en a d'autres qui veulent pas non plus. Est-ce que vous regrettez d'être venu ici? انت ندمان ان انت رجعت، ان انت جيت هنا؟ ندمان ان انت جيت فرنسا؟ في الاول كنت ندمان، لكن لما لميت ناس فرنسيين حقيقيين من المنظمات هنا. Au début, oui, je خلوني شوية regrettais, mais نرتاح يعني. maintenant que j'ai vu les associations qui viennent nous aider, les citoyens français qui viennent donner un coup de main, je regrette plus. Ok, mais merci beaucoup et j'espère que vos problèmes seront résolus très rapidement et nous faisons le nécessaire pour que les autorités au niveau de l'Afrique soient بشكرك وبيقول لك هو informées et qu'ils fassent quelque chose. يتمنى ان الحاله تتظبط وهيكملوا يعملوا شغل عشان يساعدكم. Thank you very much, my friend. Bye bye. Afromédia moom gis ngeen de situation bi nu mu demee dañu obligé jéem a làkk-làkk yëpp mais bon dañuy jéem lu ñu mën quoi. waaw kon ni ngeen déggee pa bi témoignage am lu mu doon wax simplement dafa nekk dans une situation boo xaw a compliquée seen dëkk mu di Soudan. nee nañu dañ doon liggéey ci ay liggéey yoo xamante ne policiers yi si boppam ñoo leen doon racketté di leen fekk di leen sàcc di leen maltraité donc situation politique moo ko tax a andi fii nekk réfugié politique depuis presque 2 mois ñi ngi fii toog fii ci mbedd bi nee na association yu bëri ñi ngi ñëw di leen di jéem a jàppale di leen andi lu ñu lekk ak lu ñu naan am na yeneen association yoo xamante ni les gens ils aident les réfugiés. يعني في ظروف أسوأ وبعد إن شاء On a vu des situations vraiment pires. الوضع يتحسن أفضل كده إن شاء الله. Et on espère que ça va continuer en s'améliorant. Et pendant ce temps-là, vous arrivez à survivre correctement? ومن في الوقت ده انت عرفت تعيش كويس؟ لا الحمد لله يعني أفضل من كان يعني الحمد Il dit c'est mieux qu'à Calais, on remercie Dieu. On arrive mieux à vivre ici. Dites-moi, vous êtes jeune, ok? قول لي انت شاب. Votre situation dans votre pays au Soudan, il y a la guerre. Est-ce que vous savez quelle est l'origine de cette guerre-là? Est-ce que vous avez l'intention de mettre la pression aux dirigeants politiques pour qu'il y ait un changement? نعم معروف اللي هو ودي معروف اللي هو في السودان Tout le monde سواء sait au كان من Soudan الحكومة que والحركات c'est والميليشيات أشياء des كثيرة يعني manœuvres طبعا يعني militaires بعدي ظروف الحرب يعني سواء كان من وسائل qui entraînent la guerre. كل العالم يعرف الحرب في دارفور وحرب السودان يعني Tout le monde sait qu'il y a la guerre au Darfour, tout le monde est au courant qu'il y a la guerre au Soudan. Et vous faites quoi exactement au niveau même de la population, de cette jeunesse-là, qui est normalement la jeunesse qui doit ramener à faire un changement radical au niveau des politiques? Est-ce que la jeunesse se mobilise pour essayer de changer ou de sensibiliser les gens? يعني الناس اللي هنا والناس اللي كانت هناك والشباب كانوا بيجربوا يغيروا الحالة ولا كان برضك مع الناس عاوزين يعملوا حرب والكلام دوت؟ نعم في شباب يعني الحركات اللي هو بحاول يعني يثبتوا الوضع لكن Il y a des jeunes qui ont قوة essayé النظام ومع الميليشيات وظروف الحرب de donner والحالة des idées pour الاقتصادية pouvoir imposer la paix, اللي هو mais أعلى من قوة الشباب يعني. la force des jeunes n'a pas été assez grande. Mais vous, est-ce que vous connaissez l'origine de ces conflits-là? Est-ce que c'est un conflit religieux? Ou est-ce un conflit d'intérêt? Parce qu'il y a le pétrole au Soudan. Est-ce que vous en savez quelque chose? ولا سياسية؟ مشاكل نعم مشاكل سياسية اللي هو. C'est plus des problèmes politiques que des problèmes كل religieux. العالم اللي هو بعرف مشاكل دارفور والسودان. Et tout le monde est déjà au courant des problèmes que rencontrent le Darfour et le Soudan. Et concernant les groupes comme les Chebab, etc., qu'est-ce qu'ils font? والناس الإرهابيين زي الشباب دول. الشباب je sais pas le nom.
اللي هو الارهاب اللي هو النظام الحكومي الحاكم هو الارهاب ذاته يعني. Il dit les groupes terroristes c'est plus l'État et le gouvernement en place qui les favorisent. Par exemple que les Noirs sont persécutés là-bas parce qu'il y a des Soudanais qui sont clairs de peau et des Soudanais qui sont très bronzés. Et moi je veux savoir, est-ce qu'il y a un problème de domination raciale au sein de votre pays? انت ايه رايك في الموضوع ده؟ نعم يعني موضوع حقيقي يعني. Dis c'est un réel problème. في حاجة تانية. Il dit oui, il dit c'est un réel problème, il a rien d'autre à dire. D'accord. Okay. Thank you very much and I hope you will find solution quickly. Thank you. mbokk yi gis ngeen sama waa ji lu mu jot a wax léegi nii nee na bon expliqué na à peu près comme ni pa bi expliqué wax na ni daal ñoom Soudan la ñu jugee kii moom def na 15 jours pour ñëw fii jaar na Libye ah après mu jël gaal gi jaar. Hello Mama Africa, how are you? I'm feeling fine and I hope you're fine too. mbokk yi ñuy seetaan mbokk yi ñuy déglu à travers seneweb.com seen xarit seen àndandoo seen frère Ndiga Mass moo leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci seen tur ak seen sant di leen baalu àq ci weeru koor gi ñu génn di leen ñaanal jàmm sutura wér-gu-yaram ak lépp lu ngeen di yuutu yàlla may leen ko te di leen sàmm. tey nag dama andi benn épisode bu spécial yàgg naa leen ko wax damay bette man damay jékki-jékki rek tëll foo xam ne nit ñi duñ ma fa xaaree. Afromédia moo di média boo xamante ni moo nekk au service de la diaspora ñu nekk fii biir Paris fi ñu woowee rue Pajol ah ci esplanade Nathalie Sarraute fi nga xamante ni ay immigrés clandestins yu bàyyoo ko seen dëkk ñoo fi ñëw amuñu fu ñu dal amuñu fu ñu dëkk ñu ngi ci situation boo xamante ni maanaam doy na waar tey da ngeen di gis ay images yu inédits ah ay images yu doy waar yoo xamante ni nit ki bëri duñ ko xalaat ni loolu am na fii ci Europe looloo fi am nag Afromédia day dugg ci biir dëkk bi di leen won ay images yoo xamante ni daaw leen ko foogee ci seneweb.com léegi-léegi ñu daan waxtaan ak immigré yi nekk fii ci esplanade Nathalie Sarraute dañuy dem ndànk rek waxtaan ak ñoom xool leen li leen fi andi ak ci ban situation lañ fi nekk ni ci exclusivité sur seneweb.com. Bonjour. Bonjour. Personne. Nobody speak English. tey ma dee nee nañu arabe la ñuy làkk waaw léegi comment je vais faire? Who tell me that he can speak English here? He left? Okay. Okay, sorry. I will come back and we'll speak with him. gis nga ñu ngi doxantu ci biir wi bi dem gisanteeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mbedd bi parfois nag dafa day xaw a compliqué parce que seen situation dafa délicat donc dañuy naxante ak ñoom rek pour ku ci nekk ma am sa point de vue. ci seen situation maa ngi sama benn pas boo xamante ni moom tam dafa bokk ci ñi vague immigration yi nga xamante ni dañuy ñëw fii léegi damay def lu dul poser ko ay questions mu wax ñu tuuti naka lay demee mais nag damay ut kenn koo xam ne moom may traduire parce que arabe lay làkk et man dégguma arabe comme li ma leen koy waxee sànq. Salaamaaleykum. Bonjour. Oui, je voulais demander déjà, what's your name? Comment vous appelez? And where are you from? From Sudan. Ok. Je voulais juste que vous nous décriviez votre parcours depuis Soudan jusqu'ici. أنا كنت بس عاوز اللي أنت توصف لي السفر من السودان. أنا طبعا كنت في السودان وكنت Moi bien sûr j'étais au Soudan. بشتغل هناك بعدين كان Et في je travaillais مشكلة. là-bas. Et il y a eu des كان problèmes. في مشكلة مع أجهزة السياسة عندنا الأجهزة الأمنية. Il y a eu des problèmes هم avec كانوا بيحاولوا l'État et la police. يعني يضايقونا إحنا كرجال أعمال. بيضايقونا يعني إنه إحنا عشان ما مع السلطة هم الإسلام المتطرف. السلطة هناك طبعا الحكومة عندنا إسلام متطرف وإحنا ناس معتدلين. Ils disent que bien sûr la police là-bas est assez violente et que nous on est des gens qui n'avons rien pour nous défendre. نحن ناس بزنس من بس احنا بنشتغل بزنس لكن هم حبوا يدخلوا الموضوع هم عندهم شيء اسمه تمكين يعني تمكين عشان اي واحد ما منهم لازم ياخذ فلوسه يكون ما عنده فلوس. Et les gens, la police, nous on travaillait en tant que simple ouvrier, mais la police